ne daaf la ñu am foofu. ah nee na foo leen di jëm nii. Carlos numéro baa ngi. non foo leen jëm. dañu dem remercier population wu Saly rek. ak militant wu APR ak militant wu Benno Bokk Yaakaar yi jàpp ci réélection suñu président Macky Sall. ci loolu rek la ñu jëm nii incha allah. ah kon baax na kon ci kanam. d'accord. Cheikh bi siyaar naa la. maa ngi lay dellu ziar. mën nañu xam fan ngeen jëm nii. bon dañuy def benn touru sargal. ah. sargal militant yi. donc ci xal bi salaat président Macky Sall bu jógee. Inch'Allah dina jot ci mandat à la permanence. voilà donc waxtaan ak yéen. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. moom de yey nangu nan ko ñun ñi daan wax ni du fi def dara. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. moom liggéey na fi lu war a tax nag mu jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yayoon na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yayoon na ko. du yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. du yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. du yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. dellu dig ñu CMU. te def nga ko. dellu dig ñu arène. te def nga ko. dellooti yow dig ñu arena. kon Macky Sall lii yaa ko dige woon te def nga ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yayoon na ko. koy met bu tas ba walla ko bet burux lu njaajaan tasaare kuy jama gam yay to janaa yanan kee ku ma ci waxal di la woon foofi dem sa waay ni la Macky. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yayoon na ko. xoymet bu tas ba walla ko bet burux lu njaajaan tasaare kuy jama gamu yay tot ganaar ya naan kee ku ma ci waxal di la woon foofi dem sa waay ni la Macky. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. Macky Sall yayoon na ko. yayoon na ko. yayoon na ko. di yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. di yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. di yaa ñu digoon CMU. te def nga ko. di yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. di yaa ñu digoon courant. te def nga ko. di yaa ñu digoon arène. te def nga ko. di yaa ñu digoon terre bi. te def nga ko. dellooti yow dig ñu terre bi. te def nga ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. moom de yey nangu nan ko nun ñi daan wax ni du fi def dara. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yayoon na ko. Inch'Allah dina jot ci mandat bi yayoon na ko.
mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. moom liggéey na fi lu war a tax nag mu jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. du yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. du yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. du yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. dellu dig ñu CMU. te def nga ko. dellu dig ñu arène. te def nga ko. dellooti yow dig ñu arena. kon Macky Sall lii yaa ko dige woon te def na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. koy met bu tas ba walla ko bet purux lu njaajaan tasaare kuy jama gam yey to janaa yananke ku ma ci waxal di la woon foofi dem sa waay ni la maaki. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. xoy met bu tas ba walla ko bet purux lu njaajaan tasaare kuy jama gam yey to ganaar yananke ku ma ci waxal di la woon foofi dem sa waay ni la maaki. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. di yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. di yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. di yaa ñu digoon CMU. te def nga ko. di yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. di yaa ñu digoon courant. te def nga ko. di yaa ñu digoon arène. te def nga ko. di yaa ñu digoon terre bi. te def nga ko. dellooti yow dig ñu terre bi. te def nga ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. moom de yey nanu nangu nan ko num ñi daan wax ni du fi def dara. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. moom liggéey na fi lu war a tax nag mu jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. du yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. du yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. du yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. dellu dig ñu CMU. te def nga ko. dellu dig ñu arène. te def nga ko. dellooti yow dig ñu arena. kon Macky Sall lii yaa ko dige woon te def na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. koy met bu tas ba walla ko bet purux lu njaajaan tasaare kuy jama gam yey to janaa yananke ku ma ci waxal di la woon foofi
mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. xoymet bu tas ba walla ko bet purux lu njaajaan tasaare kuy jama gamu yey tot ganaar ya naan kee ku ma ci waxal di la won foofi dem sa waay ni la maag gi. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. di yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. di yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. di yaa ñu digoon CMU. te def nga ko. di yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. di yaa ñu digoon courant. te def nga ko. di yaa ñu digoon arène. te def nga ko. di yaa ñu digoon terre bi. te def nga ko. delloo ti yow dig ñu der bi. te def nga ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. moom de yey nanu nangu nan ko nun ñi daan wax ni du fi def dara. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. moom liggéey na fi lu war a tax nag mu jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. du yaa ñu digoon ay pont. te def nga ko. du yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. du yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. dellu dig ñu CMU. te def nga ko. dellu dig ñu arène. te def nga ko. delloo ti yow dig ñu arena. kon Macky Sall lii yaa ko dige woon te def na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. xoymet bu tas ba walla ko bet purux lu njaajaan tasaare kuy jama gamu yey to ganaar ya naan kee ku ma ci waxal di la won foofi dem sa waay ni la maag gi. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. xoymet bu tas ba walla ko bet purux lu njaajaan tasaare kuy jama gamu yey tot ganaar ya naan kee ku ma ci waxal di la won foofi dem sa waay ni la maag gi. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. Macky Sall yeyoo na ko. yeyoo na ko. yeyoo na ko. di yaa ñu digoon Puma. te def nga ko. di yaa ñu digoon PUDC. te def nga ko. di yaa ñu digoon CMU. te def nga ko.
di yaa ñu diggoon ay pont di yaa ñu diggoon courant di yaa ñu diggoon arène di yaa ñu diggoon terre bi delloo di yow dig ñu der bi Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko moom de yey nanu nangu nan ko nun ñi daan wax ni du fi def dara Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko gëm naa ni dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko moom liggéey na fi lu war a tax nag mu jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inshallah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko gëm naa ni ñuy nuyu ku nekk ci turam ak santam d'abord yi ndaje comité électoral Benno Bokk Yaakaar bu Saly bi nga xam ne élection présidentielle yi passé mooy woon ci terrain bi di liggéey ñu liggéey ba la ñu bëggoon mooy président Macky Sall gagné ko premier tour bu Saly ak bu national te am na parcours ñu delluwaat tey pour sargal ci entre ñun mais aussi pour sargal waa dëkk bi ci ni ñu taxawoo président de la république ñu gisee li nga xam ne président rek mënul liggéey fii Saly waa Saly wan ko ne ko jërëjëf président de la république gis nañ li nga def Saly ñu delloo la loolu moo taxoon tey suba dañoo xëyoon rek ñoo xëyoon defaat tour remercier ñu du ma guddal parti yu bëri ñoo fi daje nag boo déggee Benno Bokk Yaakaar dañ ne APR la parti président Macky Sall dañ ne Moustapha Niasse la AFP nekkoon ci biir comité électoral bi UCS bu Balde Abdoulaye Balde parti Robert Sagna mi ngi fi Youssou Ndour lu mu ko ren lan la woon sax non ren xal na yoon ba madame la présidente sax ba gars yi mel ne bu kat bu ñu fekkati waaye ok loolu sax gis nañu ko fii fekk lu bëri la joxe ci côté jigéen ñi gis vote bi xam ne président li si ëpp jigéen ñoo ko fal donc ma bàyyi suñu chargé de communication waaw bu ma nekkee moo tax damay dugg ci rek moo tax ma doo bàyyi donc Ousmane Tanor Dieng di président HCCT Assane Dione di responsable ci commune bi mais dafa am ngant liggéey 15 heures mais soxna yaa ngi fi wala soxna maa mais soxna yaa ngi fi kon il est très bien représenté comme lay gis di koy laaj donc je passe la parole di remercier Pali bi nga xam ne boobu ba léegi it tonton Yunus moo ñu baaxee fii mooy Pali bi gratuitement du coup amul dara ñu fay au contraire sax day ñëw sax bu jël boisson ndox ak lépp lu muy nii kooku mention spéciale dañ koy defal suñu chargé communication bi comme mooy suñu nag ñu bàyyi ko bagage yi donc tey nag bisam la tey sa bis la Carlos léegi eggali léegi alhamdulilah rabbil alamin kon dañuy bëgg li tubaab di wax rek une famille n'est forte lorsqu'elle est unie elle est faible dans la dispersion te loolu jëmmal nañ ko bi yaakaar naa leneen tax ñu doon ànd bu doon ànd am wala def
yaakaar naa boobu kenn ku nekk toog nga sa kër. waaye c'est un combat boobu dañoo taxawoon jël ay engagement jël ay responsabilité devant suñuy morom suñuy askan bi xeex benn xeex combat am tagum lañ terminé dem na xeex ci terrain bi enquête ay forces vives ñoo tax ñu ne ñun c'est une coalition qui est légitime. Parce qu'en politique, en démocratie, c'est la loi du nombre. Et nous pouvons crier haut et fort que nous sommes majoritaires. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 partis et mouvements politiques qui ont annoncé le comité électoral. Bien que vous dites qu'elle n'est pas légale, mais elle est légitime, c'est aussi politique, légitimité de Diam Solo. C'est-à-dire qu'elle est bonne écoutée. Gannaaw ba ñu ànd ñaar fukki fan ak benn di daje fii ci permanence bi sillonner tous les 15 quartiers de Saly Portudal jaar ci chef religieux yi te am ci imam yi jaar ci délégué yi jaar ci pêche ressources yi jaar ci groupement promotion féminine yi jaar ci association de jeunes yi ci ASC amul benn couche boo xam ne tey bàyyi nañu pendant les 21 jours ñu ànd ci campagne bi te loolu tey ñi fi nekk ñëpp firndeel nañu parce que suñu coordinateur bii di Léna Daf dañoo ànd moom di liggéey. kon nag équipe bi tey moo permettre le président Macky Sall d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée moo tax bi ñu en 2019 bu ñu impliqué wu cette force là nga xam tey ñoo taxawoon di xaar Macky Sall pour mu am les 3 députés nga xam am na ko au niveau départemental kon bu ñu ci seppee dañuy gis suñu bopp waaye taxaw tamit ñu xëccoo ay mooy tax mais dañu considéré waat cette dynamique ànd ak dem ut li nga xam ne Macky Sall moom la bëggoon mooy réer ko au premier tour. te tey yaakaar naa ni bokk benn bokk yaakaar am Saly mosu ko fi am tey boo xoolee 50 presque 8% ci benn bokk yaakaar am plus de 10 000 et quelques voix élection yu mujj yi presque 1800 la ñu amoon kon donc mooy war na tey le groupe s'est grossi le groupe a bien travaillé te du ñuy wax ne ñun rek la y a 8 partis 10 partis et mouvements politiques ci biir boobu y avait l'APR mi ngi ci woon y a le parti socialiste y avait l'AFP il y avait l'AFDS de Robert Sagna, il y a la RDR ISL de Modiane Fati, il y a Fekke Motibole, il y a LMC de Saly Portudal, il y a MCEPS, il y a l'UCS, et aussi il y a Agir. Tous ces mouvements-là ont participé à la campagne électorale en du début à la fin, en quel qui va manquer. Je remercie encore les sages qui aussi techniques bien la jeunesse féminine, les responsables, tous les responsables politiques, il y a un ligue pour pour des évaluations. Quand on nous commençons pour dem, parce que Saly am ci benn bokk yaakaar musu ko am moo tax tey suba gi ñu jaar fi ñu jaar yëpp delloo leen ñu ko bien que victoire bi ñoo ko bokk ñun ñëpp waaye tam nit boo demee ci moom wax ko soxla nga gis am satisfaction kon Olof Ndiaye nee na nga delluwaat ci ñooñu sargal leen ñu xam ne yow mii kat da nga waxoon ne ñoom respecté nañ ko en tout cas yéen ñi fi nekk yëpp di leen gërëm di leen sant sinon monsieur le journaliste vous me permettez de vivre un petit discours d'avant-garde pour demander la lecture pour permettre aussi les uns et aux autres de s'exprimer kenn ku nekk jox say xalaat. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi dañuy gërëm ñi fi toog ñëpp ndax xam nañ ni dañu jógee ci ñaar fukki fan ak benn campagne électorale dem ci benn fanu élection muy voté yi waaye nag jóge ci ak ndam lu rëy ndam lu kawe suñu njort di sant di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp ñi feeñ ak ñi feeñ parce que nag président Macky Sall macha allah candidat wu Sénégal la woon dañu tàmbali wax ci groupe bi demande sociale la woon boo xamante ni nit ñi ñoo soxla woon Macky Sall continuer li mu doon def waxuma sax àggali waaye continuer waaye bi ci des mooy Carlos daf ko wax léegi yaakaar na Carlos nee na président Macky Sall dafa am 58 ans mu ñëw Carlos noo ko waxee ci woon sax. gagné à 50. Gagné à 58%. donc demande sociale boobu wane nañ seen bopp ne 58 bi jig na président Macky Sall kon nañ ko jox mu gagné à 58%. kon ñu ngi remercier ñëpp rawatina nag population wu Saly rawatina militant wu Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci commune Saly ndax ñëpp ci jàpp nag ñi feeñ ak ñi feeñoo. xayma bi boo ko defee ci élection présidentielle ngeen génn fii ci commune Saly nan nga ko mën a jàngate. bëgg kontaan ndax nag boo liggéeyee ba sa candidat gagné objectif boobu nga amoon sa candidat génn au premier tour doo mën def lu dul kontaan te di ko ñaanal nag ndam bi jig ñu jig ko waaye mu liggéey ba incha allahu rabbi deuxième mandat bi buy génn mu ciy génn haut la main et par la grande porte. gannaaw élection présidentielle ñu ngi dem ci élection locale da ngeen di demaat seen coalition day dem ngir xeex ngir am ngir gox bi wala da ngeen a jàpp àndal rek boole doon benn. dañuy incha allahu rabbi
coalition bi boo ko xoolee xam ne coalition bu dëgg la 2017 ba léegi ñu ngi ànd am nañu tuddee dooleeku sax na te bi ñu àndee ba léegi ànd nawle la ñuy doxal man mii nag dama bokk ci parti politique ñu koy wax APR ma bokk ci coalition ñu koy wax Benno Bokk Yaakaar ma am discipline de parti di xaar kilifa yi ñu ne kii la ñu porté pour mu dem présenter wu en tant que maire Saly wala suñu coalition ni kii la ñu porté mu nekk candidat pour la mairie de Saly boobaa nañ ciy dox ndax ñun dañu am discipline waaye nag na leen leer ne coalition bi incha allahu rabbi li bari yi bëgg loolu la mbët yi bëgg kon nag samp na suñu dëmm suñu coow li nga xam ne jotoon na am ci élection présidentielle mën nañoo jàpp ni waxtaan am na seen diggante da ngeen mën a jiboo incha allah rabbi parce que fii ci diwaanu Saly jàppoon nañu amoon na coow ci digg ci élection présidentielle. waaw loolu présidentielle la woon. coow amul woon li amoon mooy àndandoo mënul woon mën a ne waaye ñun ñëpp kenn lañ doon utal. ñu xam ne nag xaajaloo bi du yàq dara ci mbër moomu mën a gañe ndax ñoom dinañ dem uti xëcc sotti ci pañe bi ñu nit ñi dem xëcc andi sotti ci pañe bi ñu boole lépp sotti ko président Macky Sall. kon xëccoo mënu fa woon am. waaye bii nag dafa nekk élection locale mu am ay réalité locale. ku ñëpp mën a jël rek samp ko ne moom la ñu soxla mu nekk candidat. man dama ciy ànd ak ñoom ba mairie Saly bii nga xam ne ku xool Saly xam ne dëgg la nit ñaa ngi liggéey. waaye waroon naa mën a dépasser fii bu yàgg ndax c'est une commune touristique commune boo xamante ne fu nekk lañ koy dégg waxuma sax budget bi ñu am waaye partenariat bi coopération décentralisée rek bu ñu ci doxee am donc looloo tax nag Saly wax dëgg fa yàlla méritoonu lu ëpp dëgg li fi ne. ku dégg say wax dafa ba dëgg bëgg a samp seen dënd bopp yéen. wax naa la ko léegi nee naa la li bari bëgg loolu la batti bëgg. donc incha allahu rabbi coalition bi dana samp ndëndam. kàddu bu mujj bi lan lay def. ak gërëm ak ñaanal président Macky Sall fii mu teg tànkam bu mu ko teggi ndax sénégalais yi bëgg nañ ci li muy def ba yokkal ko ne ko jëlal deuxième mandat waaye ñaaxaat ko rek mu gën a yokkaat ndax nag fas lu mu daw làbbale du ko yàq di ñaaxaat ñi ma dendal te di ñaan yàlla bu seytaane dugg suñu diggante te buñ ci xel te di ñaanaat yàlla rek lépp luy lu bon lu ci nar a dugg wala ku bon ku ci nar a dugg dal na ko yàlla soppali ba mu doon lu baax mu xëppal ñu ko ci suñu ànd bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf. voilà donc li ñu wax mooy dañuy remercier les populations de Saly yi nga xam ne 24 février ca ngoon ñoom ñëpp booloo nañ à 64% dem voté ni Macky Sall ba mu mën a gagné fii à Saly à 57%. donc loolu permettre ko parce que aussi Saly il est dans le département de Mbour kii di département de Mbour da ngay wax région de Thiès sunu combat bi gën a rëy moo nekkoon le combat de la région de Thiès parce que sunu li principal adversaire c'est un leader la Thiès donc ak lu mu mën di am dans le département de Thiès ñun dañu waroon am lu ko ëpp dans le département de Mbour parce que xam nañ ne en termes de capacité électorale Mbour léegi ñeewatul dara ci Saly en termes d'électeurs Mbour bu ëppul Thiès du moins Mbour bu ëppul Thiès ëppul Mbour donc lépp loo manqué Thiès mun nga ko remporter à Saly moo taxoon ñu ne donc ñun Benno Bokk Yaakaar Saly nañu def le maximum am nañu ko wax fii léegi li ñu am aux législatives passé doublé nañu ko wala ñu triplé ko élection présidentielle bi ça veut dire que am na combat bi nga xam ne ñëpp mëne nañ ko te ñooñu ñu ko mëne mooy ñan mooy ñi nga xam ne ñoom mooy sensibilité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar national ñu ñëw retrouver leen ci Benno Bokk Yaakaaru Saly parce que ñooñu dañu bokk même conviction yooyu mooy lan conviction de collaboration conviction de partage conviction de solidarité bu fekkee maintenant am na beneen groupe bi fi nekkoon te partage nekk seen difficulté ba nga xam ne dem nañ ba am ñaari comité électoral donc foog naa ne dañ koy bind inscrire ko ci peut-être yar politique bi ñu am parce que ku yaroo ci parti ak ku yaroo ci beneen lu dul parti mën ngeen bokk bañ a bokk ni ngeen di jëfee parce que parti moo lay ne lépp loo def te boole woo ma ci da nga koy def da nga may xeex donc bu ñu mënee toog ñu ne leen da ngeen war a woote wuñu am nu ñu jëfe organiser la ñu organiser te organiser wuñ ko ci réunion organiser wuñ ko ci ndaje dañuy jàpp ne dañ ko organiser seen bopp donc bu ko jël defee ñun ñu jël suñu responsabilité
parce que élection bi dafa nekk élection boo xam ne dafa jiital parrainage door a ñëw élection te ci parrainage yi boo duggee ci terrain bi nit ñi dinañ la ne bu nekkuloon yéen du ma parrainer Macky Sall donc il fallait ñun ñu taxaw ba ñooñu parrainer Macky Sall ñu mën a fexe ñooñu voter Macky Sall que ñu jox ñu moyen pour ñu def ko wala ñu bañ ñu jox moyen pour ñu def ko engagement bi ñu amoon mooy nañ ko def ba ñooñu ñëpp voter Macky Sall te tey foog naa mën nañ sant yàlla am na nag dinañ féliciter dinañ remercier aussi parce que aussi am nañ ay autorités politiques peut-être sonnal nañ leen pour ñu accompagner Ndiawa mission en premier dañuy remercier le coordonnateur régional Ousmane Tanor Dieng bàyyiwuñu waxtaan naak ñun dalal nañu ci réunion nangu nañu dalal ci réunion départementale ñu toog waxtaan nangu na aussi ne comprendre naa tànk yi ngeen taxaw te dinaa leen accompagner nañu ndax mat na wala matul en tout cas accompagner nañu te dem nañ jusqu'au bout à travers moom aussi jaaral na ko ci Saliou Samb qui est le président du conseil départemental ñoo ngi koy remercier aussi di remercier aussi Omar Youm parce que ku taxaw di xeex ba gestu am ku dend ak yow ci xeex bi mën nga ko remercier def nañ fi ak moom benn guddi bi nga xam ne wër nañu chef religieux yi nekk biir Saly yëpp te peut-être bu ñëwuloon ñun waroon nañ ko def mais bu ñëwee ñu defandoo ko dañ ko ci remercier après maintenant di ko ñaax parce que aussi après tout responsable politique la responsable APR la fii au niveau départemental donc dañ leen di ñaax nañu gëstu parti yi nga xam ne ñoom ñoo leen représenté au niveau local parce que bu ñu amee doole ñoom ñoo leen dooleel bu ñu néewee doole aussi bu leen nit ñi bëggee xeeb aussi bëgg leen dëkk boo moytuwul ñoom ñoo la koy seetaan donc on les invite dañ leen di invité ñu gën a dëgëral seen taxawaay gën a dëgëral ñi leen nekkal ndax nekk ni ba gën a mën a am doole kàddu gu mujj gi dañuy remercier rek le plénipotentiaire muy Pape Diouf bi nga xam ne mooy l'honorable député moom depuis le début parce que ci moom lañ waroon déposer dossier yëpp wax ngeen ñaari comité électoraux dafa am c'est parce que nit ñi dañ defar ay dossier dem déposer mënoon na ne du ma jël seen dossier mais amul benn dossier bu comité électoral di déposer te demuñ yóbbu ko ci moom mu déposer lépp luy xel aussi xelal nañu ko parce que lu ñuy dund ci Saly réerewu ko mbir parce que Saly comité électoral bii nekk nii tey mën nañ ne yàlla ak moom moo tax tey mu nekk honorable député tey ñam doon xeexal pour nekk député ñooñu dañu sampoon seen ndënd pour daane ko mu bañ a nekk député ñoom ñu nekk député donc bu yàlla defee comité électoral bi gunge ko ba mu nekk député tànkam yi mu taxaw dañ koy comprendre xam nañ ne tànk yi mu war a taxaw te accompagner ñu ba jour bi tey ñuy def cette manifestation là bàyyiwuñu ginnaaw donc il est toujours bu nekkul sunu biir sax moo ngi ak ñun donc vraiment di remercier ñëpp Carlos wax na ko di remercier ñëpp ñi nga xam ne participé nañ ci aventure bi te xam ne ñëpp a ci sacrifié wu que mu nekk sacrifice financier que mu nekk sacrifier seen temps que mu nekk sacrifier seen doole ñëpp ñoo ko def pour que ñu mun a agsi fii ñu agsi tey donc di invité ñëpp rek ñu maintenir le groupe maintenir liggéey bi parce que xam nañ ne ay yeneen défi ñoo ngi sunu kanam te aussi di inviter les partis yi nga xam ne ñoom ñoo sosoog ñun. di remercier population Saly yëpp tey jii dañu fi daje woon pour delloo njukkal population Saly ndax kat ku la jàppale nga am mbir ñu taxaw ci parce que loo xam ne mënuloo ko sa bopp population bi ñooy génne voté la donc occasion la woon tey ñu génn pour wax population Saly jërë ngeen jëf ci woote bi ñu leen woowoon loxo bi ñu leen tàllaloon ngeen ñëw jàppale suñu candidat muy président Macky Sall di sant population Saly yëpp rawatina ak les socialistes de Saly ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di remercier suñu président Ousmane Tanor Dieng de nous avoir donné le bon choix il a fait un bon choix comme ni ma ko waxee léegi ci nasaraan rek suñu mbokk murid dañuy wax xelu ñëw moo fi ñëw am ak xolu ñëw xelu ñëw ak xolu ñëw nous on a très tôt compris ñu ñëw dès 2012 ñëw sans condition dans Benno Bokk Yaakaar continuer ci boobu c'est mauvaise langue là chaque jour dañu Benno Bokk Yaakaar dina tas c'est temps ngeen nii de te ci kanam la jëm incha allahu taala donc encore une fois nous savons ce que c'est que l'État. Nous avons la chance de gérer ce Sénégal pendant 40 ans. Nous n'avons pas jamais au plus grand jamais. Nous avons Sénégal de jóge ci parti socialiste. Jamais au plus grand jamais. Donc nous ñaan suñu mbokk APR suñu ñaan yeneen bat yi bokk Benno Bokk Yaakaar ku nekk jàppal li yàq groupe bi du jóge ci ñun ku nekk bu jàppale rek sama borom mën na dogal ànd bi mën na yàgg depuis 2012 ñu ngi naan du yàgg 7 ans ñëw na incha allahu taala ci kanam la jëm.
Sénégal moo ñu ñor rawatina Saly moo ñu ñor. est-ce que Saly yëpp ngeen visité. bon def nañu le maximum actuellement li ma koy wax rek fukki quartier ak juróom la ñu am léegi Saly. Saly dootul ko la nga tapé rek de je vous parle en connaissance bi man mi lay wax ni sama turam daf maa baaxee fii laa juddoo xam naa li fi xew te damay wax rek Saly bu doon ko la nga tapé rek ne ma doon commune waaye dina yeex lool léegi fukki quartier ak juróom la ñu am donc ñuy sant population yi nga xamante ne choisir nañu ñëw établir Saly ba mën a màgg léegi ba ñu am au minimum 15 quartiers donc on a vraiment fait l'essentiel dem nañu Darou Salam dem nañu Vélingara dem nañu Koulang dem nañu Golf dem nañu Tapé dem nañu Saly ñax-ñaxal Mbambara Peulgue donc vraiment j'espère que l'essentiel a été fait mais inchallahu taala am na ay imam ñu seetu woon ay délégués de quartier ay notables ñu seetu woon dafa xat rek xëj na moo tax inchallahu taala lii population bi rek lañ doon ne leen fàttewuñu leen parce que souvent dañu collé étiquette politiciens yi bu ñu soxlaa dañu kii mais bu ñu paree pare nañ ci ñun leen déedéet du ñu def noonu inchallah taala daañu génn parce que jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg on les a dit merci mais inchallah taala ces chefs coutumiers là ces délégués de quartier ñoom ñëpp daañu dem inchallah taala muy guddi wala bëccëg daañu dem seeti leen sant leen gërëm leen parce que ñaan gañu ñaanaloon nangu na moo waral lii tey ñu sant bu baax a baax population Saly bi nga xamante ne tax na suñu candidat ñun génn dès le premier tour ñu ci sant di ci gërëm avec ou sans moyens nag on a battu campagne dem nañu mooy am ak amul yëpp ñu boole suñu comme ni ko nee ni dox suñuy déem ak suñu daqaar yëpp boole defar ba tey sotti ba ñu alhamdulilahi rabbil alamin donc mënuñu lu dul sant les populations de Saly di sant suñu leaders yi nga xamante ne ñooñu jàppale ba lii mën a am tey encore une fois ci kanam la jëm benn bokk yaakaar dañ doon wax dina tas depuis 2012 sama borom mu ngi ñuy suturaal ñu suturaal ba traversé nañu 7 ans des na incha allahu taala 2024 dañu jëm incha allahu taala ñun socialiste day lépp lu yàq benn bokk yaakaar di jóge ci ñun te yaakaar naa ñeneen composante groupe yi ku ne boo jàppee loolu sama borom mën na dogal ànd bi mën na yàgg parce que ñun Sénégal moo ñëw suñu doom suñu sukk jur la ëmb ko pendant 40 ans lu ñu nangu ku ko yàq lu ko yàq di jóge ci ñun on sait ce que c'est que l'état maintenant ñeneen ñi des fois dañuy wax loo xamante ne xamuñu ko mais état il faut nga ñëw ba ci biir pour xam li na ci biir donc encore une fois merci ànd ne daaf parce que li may wax rek yàpp yëpp bu meloon ni res paaka du ci am yoon il a joué le jeu dès le départ parce que ku yàgg ci loxo rek lu ne yore lu ne nga xam ko nul n'est indispensable nul n'est indispensable de ce groupe. Nous formons une équipe complémentaire benn lañu di jàpp di tegaloo doon lu ñu war def lu ñu dañuy toog diisoo ko parce que li ma koy wax rek nee naa ko dama am sama benn xarit wala buy wax ne bañ ma ku lekk ba ma mais ku déyoo ba ma laay bañ il a très tôt compris ça lépp lu ñuy yëngal lu ne dina moo lu mu xat-xat-xat ñu woote diisoo yéen ko taxitee dañuy yóbbu lii lañu war a def ëllëg wala tey ci ngoon wala suba ñu toog diisoo ci ba accorder les violons def ko loolu rek doy na moyen deuxième la ñeete doon ci xaalis bi deuxième la ñun avec ou sans moyens on a battu campagne fexe ba suñu candidat gagné loolu rek moo ñor li ma leen rek avec les moyens on organise sans moyens on s'est organisé defar nañu ba nga xamante ne ah borom ngàdd de ñeewul borom pañe la tey vraiment nee na encore une fois merci infiniment donc toutes les composantes de Benno Bokk Yaakaar parce que bu ñu wax Benno Bokk Yaakaar c'est l'APR c'est le Parti socialiste c'est l'AFP c'est Robert Sagna c'est les mouvements de soutien c'est ça le Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 moo fi nekk fii ba tey donc encore une fois merci vous de la presse aussi parce que li ñuy def aussi bu ngeen ko wanewul woon dafay mel ni rëdditim jox wala net li gëntu muuma dafa jafe population yi duñu mën a xam exactement nun lan la ñuy def mais merci yéen ci ngeen ñëw di relayer li nga xamante ne moom la ñuy def fii donc encore une fois vraiment je tire le chapeau à toute la presse vraiment merci à Rendo TV merci infiniment jërë ngeen jëf